mbokk yi asalaamualeykum ginnaaw ba leen gërëmee sant leen rafetlu ni ngeen àndee ak ñun ci seen site lateranga.info ñu gërëm leen bu baax sant leen mais aussi tamit di dikkat ci actualité bi tey buñ ci dikkee dañuy wax ci loo xam ne bariwul luñ ciy wax wala bokk li ñëpp xam di ko ngurumtoo ci suuf te bariwul lu koy wax mu jot ni dut ci baaraam wax ko dandaan dégg ñu ne nanu assainir la presse sénégalaise maanaam journaliste yi seen liggéey nañ ko gën a sellal gën ko defar kuréel gu ne ñu samp ko fi ngir journaliste yi mën a defar seen toogaay ak seen doxalin ñu dem ba ne journaliste yi na leen formé ji dugal leen ci ay école ñi gën ak ay lijaasa doon ay kàngam am niveau bu baax mais est-ce que jàng boobu rek doy na ngir mën a def sa liggéey te sellal ko ci wetu loolu ñi ngi tuuteel ñenn ñi nan leen ñoom amuñu niveau jugowuñu ci bonne école da leen formé ci rédaction yi ñii sax amuñu niveau ndaxte amuñu bac demuñu université mais loolu lépp bu weesoo mi njàng meeg xeebaate beeg lépp nit da am lu koy nawee mooy jikko boobu la nag moo tax ci métier journaliste ñu naan éthique wala déontologie éthique boobu du lu ñuy jàngal kenn mais nit ki la ci yaram waaye te ci doxalinam waaye te ci ngarmeem ak njàmbaaram ak ci li muy jomb ndaxte nit koo gis ci àddina dafa am lu muy jomb pourquoi ñu dooree foofu suñu introduction ci xalaatu Bun Xataab depuis quelque temps daa am lu ñu seetlu loo xam ne ñu bëri ñu ngi koy ñaaw mooy avocat wu Khalifa Sall yi maître El Hadj Diouf rek mujj na ci émission grand jury ak Mamadou Ibra Kane di ñaawlu doxalinu yenn ci yéenekaay yoo xam ne ñi ngi génn bu ñu génnee la ñuy génne ci xibaar mooy li yoon war a atte wala li yoon war a doxal soit ñu ne Khalifa Sall dañ koy tëj temps soit yoon nee na àndul ci lii recours bi duñ ci ànd c'est-à-dire que lenn loo xam ne avocat wu Khalifa Sall yi doxal nañ ko rek ngir muccal Khalifa Sall journaux yooyu dañuy génn am na bu ci gën a fes ndax junj doy na borom xel rek tuumaal Khalifa Sall wala la yoon war a àtte suba ñoom da koy génnee tey waaw mun nañ wax ni ay journaliste la mun nañ wax ne danoo xereñ mais li leen koy mooy est-ce que du seen kilifa gi jege nguur gi ba mën a am yenn xibaar yi mën di leen ko baaxee waaye te bu jege nguur gi sax di leen ko baaxee mais ñu rafetal ko wodd ko mais mbiri Khalifa Sall ba mu dooree ba fi mu mujj ñoom amul benn xibaar boo xam ne tey jii génne nañ ko ci mbiri Khalifa Sall contre Khalifa Sall rek wuteeg lu yoon di liggéey mu doon lu ñaaw bi ci mujj mooy caution bi ne gars yi Khalifa yu dugal nañ ko bis bi ñu ko dugalee ci suba sa le journal boobu génn wax ni caution bi kenn du ko nangu ñu dem ci yoon dogal lool bokk na ci Khalifa Sall nee naan alxames lañ koy àtte mais àtte bu nu Khalifa ñoom ñu ne Khalifa lii ànduñu ci lii dem na tab boo wax ni 3 milliards francs CFA mooy dommage ak ndàmpaay yi mu war a jox nguur gi bu dee ni daan nan ko lan ko war a daan ak lan ko war a teg sax journaux boobu da koy génnee ànd ci ak yeneen journal loolu nag du taaral liggéey taskatu xabaar yi day dem ba mel ni taskatu xabaar da leen manipuler da leen manipuler parce que nag daa am ñu nekk seen ginnaaw naan leen def leen nii dindi leen nii bind leen lii bàyyi leen lii ñiy far fii am na ñoo xam ne Khalifa Sall leen faral léegi est-ce que dañ koy def de bonne foi wala avec objectivité mais loolu lépp ñu koy def ak sago ndaxte loolu du cëru presse bi dafa war a nekk ci digg bi maanaam la bonne information ñu koy jox nit ñi mais bu dee parparloo bu mu fees di farfar goo xam ne soleil sax mi fare ci nguur gi soleil moom farewul noonu mais nga ni yéenekaay nga privé nga mais di doxalin yenn doxalin ñaaw yi dafa dem ba yenn saa yi doy ruslu te ci mbiri Khalifa Sall li ci xew ba ci di Maître El Hadj Diouf di ko ñaawlu ak Barthélémy Dias dem na sax ne ba une certaine presse dañuy jaayu des fois nga gis ko ci site internet yi doxale noonu di xalamal ñii di ŋàññi ñi mais loolu est-ce que seen rôle la est-ce que seen liggéey la bu ma gënee jàng wala ñu gën maa xam nan ma yee
mais sénégalais lambda bi man ci turam lay wax bari na ci ñu mel noonu rafetlu wuñu liggéey boobu kon mu doon loo xam dañ ko war a jubbanti te mbiri Khalifa Sall dafa weer une certaine presse da ngay gis ñu indi affaire Modici ci jamonoy parti socialiste député libéral ñu koy comparé ak mbiri Khalifa Sall wax ni Khalifa Sall est-ce que nekk li mu defoon moo tax loolu dal ci kawam pourquoi presse boobu xar ba tey ji di génne mbiri Modici alors que xam na ni yàlla la ak yaali parce que mbiri Khalifa Sall boo nee Khalifa Sall dafa dugal loxoom ci ministre boo xam ne délégué la nekkaloon nguur gi ci assemblée nationale kon xanaa da nga naan président de la république ci jamono yi di Abdou Diouf président assemblée ci jamono yi Ousmane Tanor Dieng mi jege woon Abdou Diouf lool ci jamono yi lan mooy seen rôle ci mbiri Modici mais pourquoi nga sepp ci Khalifa Sall rek kon mu doon loo xam ne dañ ko war a defaraat ba tax des fois ñu la presse bi du jar buñ jaay kenn jëndatu ko doxatul mais est-ce que nekkul ni ñuy doxalee moo tax nit ñi dematuñ ci presse bi jëndatul leen parce que nit ki nekk bu dee bay xaalisam di jënd day jënd lu ko jar wala mu jënd loo xam ne bu ko jëndee fekk ci dëgg mais ay parparloo ay manipulation parce que sa kilifa dafa jege nguur gi rek sa kilifa dafa jege ñi jiite réew mi rek léegi yow da ngay bind rek pour di leen xalamal alors que kilifa yooyu nga koy defal bis bu la bëggee dàq du la tàggu bis ñoom ñoo la yóbbu ci kaso tëj la bis boo amee ñoom problème du la baal bis gis nañ fi ay journaux ci jamonoy Abdoulaye Wade yoo xam ne fare woon nañ ak nguur gi ak ay rajo fa leen mujjee ak Abdoulaye Wade gisoon na fi lu mel ni Il est midi fu mu mujj te li ci gën a doy waar mooy ñi koy def da leen di fay maanaam defal ma liggéey bi bu ëllëgee ma dugal la ci lii bu ëllëgee ma jàppale la ci lii mais nit ko du njàngam bay tiitaroo ay diplôme ban na dañuy def ay code de la presse pour yeesal presse bi gën ko defar mu gën a rafet mais tey la gën a ñaaw te ñi ko war a defar ñoo koy yàq amul benn jeune reporter bii def genre liggéey bu salte boobu ñi koy def ay kàngam lañu ay kilifa lañu amul benn ki naan dafa jóge rajo bi dañ ko formé ci mbedd mi amul lijaasa bi koo xam ne sañ na def lu mel noonu ñi koy def mooy ñi ñuy bëgg a rey ak ay code de la presse kon il est temps que ñoom ñi nekk mag ci presse bi gën a jàng ci presse bi wax ni ñoom ay jàngalekat la danoo waree ci ñoom ñu wane li leen di royee mais mbiri Khalifa Sall ni ci presse bi doxalee ak PV yi ni ciy teel a jotee ak ni bu doon jot ci PV sax liggéey journaliste la mën na liggéey ba am yenn information yi publier ko mais nga dem avec objectivité mais nga dem nga sàmm sa métier nga am foo xam ne nga mënoo fa egg mais aussi tey nga bañ a parloo mais di tëj nit ki te kenn atteegu ko di génne ay PV ci moom di ko tuumaal te dara xewagul même bu dee ni ñi ngi liggéey pour tey mais nañu xool ëllëg ndax ëllëg du añ du reer mais aussi lu mat a sedd la ëllëg du añ di reer du mat a sedd la mii rajo mii journaux mii site internet lu mu ci mënti doon nañu xool ni bu dee nguur gi liy liggéey ëllëg nguur googu dafay jóge beneen nguur ñëwaat ndax am na ñu fi nekkoon pour Abdou Diouf am na ñu fi nekkoon pour Ablaye Wade tey ji anañu buur du mbokk kon ñiy bàyyi xel ci loolu di rek fàttali presse bi waxuma parce que dama bari xam-xam ñi may waxal ñoo ma gën a jàng ñi may waxal ñoo ñu ëpp ay lijaasa ñuy waxal ñooy suñuy kilifa mais nañ defaraat toogaay bi te maytu porte presse ni ko Youssou Ndour doon waaye mbokk yi kon bu doonoon xalaatu buñ xataab sur la teranga.info ñu ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.